N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يختص برحمته من يشاء. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. La louange pure et sincère est à Allah subhanahu wa ta'ala. Prières et salutations sur le noble des messagers, notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et il appartient à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs une rancune ou bien une rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant, très miséricordieux. Qatada radiyallahu anhu dit à propos de ce verset: dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala cite un troisième groupe après avoir cité les deux premiers. Il leur est ordonné d'implorer le pardon en faveur des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qui sont-ils? Qui sont ces compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Ibn Hajar a défini compagnon comme celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, a cru en lui et qui est mort étant musulman, qu'il séjourne longtemps avec lui ou pas, qu'il rapporte de lui ou pas, qu'il combatte à ses côtés ou pas, et toute personne qu'il a rencontrée sans s'asseoir avec lui ou qu'il a rencontré sans le voir à cause parfois des excuses comme celle de la vision. Cette définition est adoptée par l'essentiel des savants de la Sunna et même des savants avant Ibn Hajar, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, ainsi qu'également l'imam al-Bukhari. Au sujet de ces grands hommes, le Coran relate dans la sourate Fath, au verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Dans la sourate Baqarah, au verset 137, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Dans la sourate Ahzab, au verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Dans la sourate Tawbah, au verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala dit: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, il l'agrée.
Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et dans la sourate Fath, au verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Il dit Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Chers fidèles, ces versets témoignent la particularité des compagnons du prophète Muhammad au sein de l'islam. Ils ont été comblés de toutes les éloges. Allah exalté soit-il, loue les muhajirines, des personnes ayant quitté leur demeure et propriété pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour le soutien de sa religion, recherchant sa miséricorde et sa satisfaction. Des personnes véridiques et sincères dans leurs actes, comme Allah le relate dans la sourate Hashr. Quant aux Ansar également, Allah les a loués, toujours dans la même sourate, ceux qui sont les habitants de la ville de la Hijra, des personnes alliées de la vérité et de la foi sincère. Ils sont caractérisés par leur amour porté à leurs frères émigrants, en les préférant à eux-mêmes, en leur fournissant ce dont ils avaient besoin, et comme étant purs de toute avarice. Et c'est ainsi qu'ils ont atteint le succès, toujours dans la même sourate. Allah, dans ces versets, décrit les compagnons comme des gens se précipitant à accomplir les bonnes actions, certifiant qu'il est satisfait d'eux et qu'il leur prépare des jardins paradisiaques. Il les décrit comme étant cléments entre eux et durs envers les mécréants. Il les décrit aussi comme des gens qui s'inclinent et se prosternent souvent, ayant des cœurs d'une grande pureté. Et ils sont reconnaissables par les signes d'obéissance et de foi sur leur visage. Les versets ci-dessus nous renseignent en quelque sorte sur le fait qu'Allah les a choisis pour accompagner son prophète, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, afin d'enrager ses ennemis, les mécréants. Ce qui fait qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit dans une de ses paroles Inna Allah nadara fi qulub al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulub al-ibad fastafahu li nafsihi فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. Il dit, radiyallahu anhu, en vérité Allah a regardé dans les cœurs de ses serviteurs et a trouvé que le cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le meilleur des cœurs de ses serviteurs. Alors, il l'a choisi pour lui-même et l'a envoyé comme messager. Puis il a regardé dans les cœurs de ses serviteurs après Mohammed alayhi salatu wassalam et il a trouvé que les cœurs des compagnons étaient les meilleurs des cœurs de ses serviteurs. Alors, il en a fait le ministre de son messager combattant pour sa religion. Chers fidèles, il est nécessaire de croire que les compagnons sont les meilleures personnes de la communauté musulmane et la meilleure des générations, car ils sont les premiers à avoir accepté l'islam et parce qu'ils ont eu l'honneur d'accompagner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en participant au djihad à ses côtés et en transmettant la charia à ceux qui les ont succédés. Chers croyants, ces mérites à l'endroit des compagnons du prophète Mohammed ne font pas d'eux des infaillibles. Comme tout humain, ils ne sont pas indemnes de faute ou de péché. Mais les manquements attribuables aux compagnons connaissent les sorts suivants. Premièrement, ils se sont repentis sûrement et le repentir efface les péchés, quels qu'ils soient, conformément aux preuves claires, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tawbatu yajubbu ma qablahu. Deuxièmement, leur passé glorieux
et leur mérite engendre le pardon d'Allah concernant leurs erreurs. Et troisièmement, leurs bonnes actions sont bien plus multipliées que celles des autres musulmans et personne ne les égalera jamais en excellence et mérite. Et Allah Ta'ala dit « Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at wa dhalika dhikra lidh-dhakirin » Des premières générations à nos jours, les gens de la sunna se sont abstenus de dire du mal des compagnons, et ceci malgré les accusations parfois infondées sur eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, quand on mentionne mes compagnons, abstenez-vous, comme l'a rapporté l'imam At-Tabarani. Abu Urwa Az-Zubayr a dit, j'étais chez Malik quand il fut mention d'un homme qui dénigrait les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Malik lut ce verset, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Il ajouta, celui qui a dans le cœur de la haine envers les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam est concerné par le verset que je viens de lire, à savoir qu'il fait partie des mécréants qui sont combattus par les compagnons. L'imam Ahmad, quant à lui, a dit, si vous voyez quelqu'un dire du mal des compagnons du messager d'Allah, vous devez douter de son islam. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Bokki gannaaw sant sunu borom subhanahu wa ta'ala, ñu ngi julli ak sëlmal ci Yonent bi alayhi salatu wassalaam. Gannaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di dénk sunu bopp bàyyi xel sunu borom ci jëfe ay ndigalam ak bàyyi ay tereem. Sunu borom subhanahu wa ta'ala indi bi mu fi indi nit ci kaw suuf daf ko def ngir nit ñi nekk fi di ko jaamu. mu wax ko ci ay laay yu bari yoo xam ne dafa direct, yeneen yoo xam ne dafa jamtalu loolu. jaamu goo nga xam ne dañ koy jaamu sunu borom dafa war a nekk jaamu goo xam ne dafa tegu ci ay tegtal yu leer, mooy ay preuve yu bàyyi ko ci alquran ak yoo xam ne dafa bàyyi ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu am nag benn mbir bu am, mooy ne alquran googu ak sunna soosu nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñun fekkewuñu benn yoon ba muy wàcc. lépp lañ ci jëfe, lépp lañ ci jàng, lépp lañ ci xam ci ngëneel dañ ñu ko tuxalal. ñan ñoo ñu ko tuxalal? mooy àndandoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala ci benn ci ay saar suratu Hashr dafa ñëw di lim ci saxaaba yooyu, gannaaw bi nga xam ne wax na ci ne am na lu mu jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. am ci ay borom xam-xam yu wax ne moom mooy màng, am ñu wax ne moom mooy lañuy bu ñu xeexee ak yéeféer yi la ñu génnee ci seen suuf, am ñu wax ne moom mooy impôt bi nga xam ne dañ koy jël ci ñi nga xam ne duñu jullit gannaaw bi nga xam ne l'islam nangu na seeni suuf. borom bi subhanahu wa taala wax ne dafa am njagaw loolu, ma afa allahu ala rasulihi min ahli alqura fa lillahi wa lirrasul. ba muy jeexal laaye boobu jëlaat beneen laaye bi daf cee wax tamit bokk ci ñi nga xam ne dañuy am lool mooy lil fuqara al muhajirin alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim. mu pare ci ñooñu wax tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu nekkoon Madina, walladina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim. ba mu pare ci ñooñu daa di lim ña nga xam ne dañuy ñëw seen gannaaw. mu ne ñooñu bu ñëwee lan mooy nekk seen taxawaay? dañuy wax ne borom bi jéggal ñu ak sunu ay mbokk yi nga xam ne ñooñu jiitu woon. walladina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. borom bi nañu jéggal ñun, waaye da nga jéggal tamit ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon. bul def kiñaan nekk suñu xol jëmale ko ci ñooñu, kon na nga def mbëggeel nekk suñu xol jëmale ko ci ñooñu, waaye it ñu ngi lay ñaan nga daal leen jéggal rëcc ci nga xam ne am nañ ko. mbokk yu jiitu yooyu Qataada radiyallahu anhu nee na moom mooy ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ci laay bi borom bi dafa digal ñi nga xam ne dañuy ñëw gannaaw saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di jéggaloo. loolu amul benn sikk sàkk. ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam? Ibn Hajar nee na moom mooy ñi nga xam ne
dañoo tase ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tase boo xam ne tase dëgg la moo xam gis lañ ko def wala moo xam dañoo saafante ak moom alayhi salatu wasalaam waaye nekkul ci loo xam day amee ci gént mooy ñi nga xam ne kon tase nañ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gise goo xam ne bu amul benn sikk sàkka la imma dañ koy gis wala ñu daal di saafante ak moom alayhi salatu wasalaam bañ ko gisee ñu ànd ak ngëm kon ki nga xam ne daf koo gisoon la jiitu l'islam di ñëw par la suite yéen sa indi l'islam fekk moom faatu na wala mu fekk gëmut ci période boobu kooku taxul jóg wala fekk ne daa dund ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam te gëmu ko ba moom yéen bi daal di génn àdduna mu soo gëm kooku tamit du ci dugg mooy kon ñi nga xamante ne dund tase ni ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko waaye yemuñ ci gëm ko waaye ñu faatu ci loolu kon ñi nga xam ne gëm nañ ko gannaaw bi ñu daal di génn ci l'islam moo xam pendant wala boog ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àdduna dañ ciy génn waaye ñi nga xam ne tuubaat nañ ci dugg ci l'islam balaa ñoo faatu dañ ciy dugg kon man laqiya nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bi wa mata ala dhalik moo xam kooku tase gi mu tase ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa gudd wala mu gàtt daf ciy dugg donte waxtu la tase ak moom donte ay seconde la saafante ak moom daf ciy dugg moo xam kooku xeex na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeexut ndax am na yoo xam ne fa ñu gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ci xaj bi nga xam ne dafa ko ajoon moo xam kooku nettal na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam boog nettalu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñooñu ñëpp dañuy dugg ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax teraanga ak màggaay bi nga xam ne nekk ko saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ko ci wàccuwaay ñooñu suñu borom subhanahu wa taala dañu ko nettali ci ay laay yu bari ci alquran bokkoon ci yooyu borom bi di wax ne moom day gërëm na way gëm yàlla yi nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci suufu garab ba gannaaw bi nga xam ne xam na li nga xam ne seen ay xol nëbboon na ko wala boog nekkoon na seen xol ci mbaax ak ci yiw mu daal di wàccee ci ñoom li nga xam ne mooy dal ñi nga xam ne tafsir nañ laay bi yëpp dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci juróom-benneelu at gannaaw bi nga xam ne gàddaay dem Madina saar dafa wàcc moom di ko xamal ni que dana dugg Màkka bal wax ko mu dem def umra mu takk génn Madina ànd ak saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ba mu ñëwee ba ci Xudaybiya mu taxaw foofu ngir avertir waa Màkka ne moom ñëwut ngir xeex waaye daa ñëw ngir jooxe rek umraam wala boog ajam gannaaw bi nga xamante ne ñëw na ba barab boobu yebal kenn ci ay saxaaba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bu Uthman demee ngir daal di waxtaan ak kàngam Quraysh yi am xabaar ba dëkkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko rey nañu Uthman yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu njëkk a def mooy diisoo ak ay saxaaba mooy saxaaba yi nekkoon foofu ne nañu jaayante ak moom bu waa Makka génnee pour xeex kenn du ci daw saxaaba yi daal di jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ibn Hajar nee na ñu fa nekkoon motal nañ 1400 ba 1500 ay saxaaba ñoom ñëpp ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu xare tàkkoon fii dañuy taxaw ba suñu bakkan des fi wala boog ba lislaam daal di jëm kanam moo tax am na ci saxaaba yu wax ne baaya'uhu ala al mawt dañoo jaayante ak moom ci ne imma dañuy gañe wala boog ñu daal di faatu parew ñun pour daw benn yoon borom bi gannaaw ba jaayante boobu amee mu wàccee aaya ci ñooñu ne laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara moo leen di wax benn xadis mu ne laa yadxulu naara man baaya'a tahta ash-shajara ñi nga xam ne fekkee nañ jaayante boobu amoon ci suufu garab bi kenn si ñu dugg sawar am nañ garanti bi sallallahu alayhi wa sallam benn laay mooy borom subhanahu wa taala fi mu waxee ne mu ne bu yéeféer yi gëmoon comme ni ngeen gëmee mu ne boobaa kon dinañ nekk ñoo xam ne dañoo jub kon borom bi seedeel saxaaba yi ne am na ak njub gu nekk ci ñoom goo xam ne képp koo xam ne jël na njub boobu rek day bokk ci nga xam ne dañoo gindiku borom bi ba tey wax ci beneen laaya mu ne minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi mu ne am na ci jullit ñi ay góor yoo xam ne dañoo dëggal kóllëre bu ñu fasante ak borom bi subhanahu wa taala Anas ibn Malik nee na benn nijaayam nañ ci jublu am na yeneen wax yi ci am te mooy Anas ibn Nadr Anas ibn Nadr kenn loon ci saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam fekkee wut woon Badr loolu metti ko lool mu ne bu mu yàlla mayee ma fekkee beneen xare dinaa ci won li mu mën a jàppalee lislaam nee na ba nga xam ne Uhud ñëw na mu daal di dugg ci xeex bi ba xeex bi jeexee dañoo ñu fekk ci moom juróom-ñetti fukk ak benn ci ay jam-jam yoo xam ne jam nañ ko diggante paaka jaase biñ ko bojjee wala boog flèche boo xam ne tiiree nañ ko
ci njàmbaaram ak tamit wone ne bëgg na défendre l'islam waaye ci d'une manière générale yàlla daf ci ndokkeel mbooleem saxaaba yi ndax dafa wax ne ay góor lañ ay góor yàlla lañ yoo xam ne dañoo matal seen kóllëre diggante ak borom bi subhanahu wa taala am na ñoo xam ne wujju nañ seen borom am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi des ba tey ci laa yooyu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala tagg na ci saxaaba yi nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy fi muy wax ne as-saabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar ci suratu at-tawba mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ci way gëm yàlla yi ci ñoo xam ne dañ see nekkoon Makka jóge fa dem Madina mooy muhaajiroon ak ñi nga xam ne dañoo nekkoon waa ansaar moo ñu nekkoon Madina daal di gàttandu foofu jullit ñi jóge woon Makka mu ne ak ñi nga xam ne dañoo ñëw seen gannaaw topp leen roy bu rafet mu ne ñooñu ñëpp radiyallahu anhum wa radu an suñu borom subhanahu wa taala gërëm na leen te ñoom it gërëm loo nañ borom bi subhanahu wa taala mu ne ñooñu changé wuñu benn yoon moo baddalu tabdila mosuñoo soppi doxalin bi nga xam ne am nañ ko borom bi subhanahu kon di garanti saxaaba yi sallallahu alayhi wasallam ne dèjà ñu nekk ci njub lañ borom bi gërëm na leen gërëm na seen pas-pas gërëm na seen doxalin waaye mu daal di affirmer it ne ñooñu dañoo mus a sax ci seen ndëggu mosuñu cee dellu gannaaw borom ba tey di wax ci alquran ci suratu alfath mu ne yéntu yàlla bi de moom mooy muhammad yéntu yàlla la sallallahu alayhi wasallam mu ne ñi nga xam ne ñoo ñu nekkoon ak moom dañoo nekk ñu tar lool jëmale ci noonu lislaam yi ba ñu weddi suñu borom waaye ñu am yërmande te lewet seen diggante mu ne ñooñu da leen di gis ñuy sëgg di rukkoo ak di sujjóot ak tamit ci loolu ñuy def ci wut yërmande suñu borom subhanahu wa taala muy da ngay gis ci seen ay ay mandarga yi wane ngëm gi nga xam ne nekk ci ñoom kon borom bi daal leen seedeel ngëm waaye deed leen tamit seedeel Pastef bi nga xam ne nekkoon na ci ñoom ci jaamu borom bi ak tamit jege suñu borom subhanahu wa taala kun jàngat laay yi la nga ci bàyyi xel li njëkk moom mooy jagle bi nga xam ne suñu borom jagleel na ko ñu jóge woon Màkka muhaajiroon ak tudd ci wane ñooñu ñu màgg lañ ci wane ne ñooñu ñu bëggoon diine lañ ñu jàppale diine lañ waaye ñu wane ne ñooñu bàyyi nañ seen alal bàyyi seen njaboot yépp ngir wut ngërmaande suñu borom subhanahu wa taala lil fuqaraa al muhaajiriina alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasulah ba tey it mu tudd tamit ñi nga xam ne ñoom ñooñu ansaar moo ñu nekkoon Madina daal di accueillir ñeneen ñi moo ne ni ñooñu dañoo gënale woon ñi ñëw te am ngëm nga xam ne ngëm moo leen mandaag dañoo gënale woon seen bopp wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu tamit di wane màggaay bi nga xam ne nekk ci ñooñu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne daa bokk ci iman xubbul ansaar mooy bëgg ansaar daa bokk ci nifaaq bañ ñi nga xam ne ñooy waa ansaar alayhi salatu wasalaam yàlla mu liy màndargalee saxaaba yépp ci ne ñoom ñu xoroon lañ ci jaamu yàlla ci ne ñoom seen ngëm yàlla gërëm na ko te ñi ay nit ñu baax lañ mu ngi leen di seddeel tamit ci ne ñoom dañoo nekkoon ñu nooy seen biir waaye nekkoon ñu tar ci ñi nga xam ne dañoo weddi ndax kéefër ci lañ jóge woon pour ñu tàbbi ci lislaam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi màndargee ñooñu ci julli yu bari ñu nekkee woon ak naafila yu bari yi nga xam ne nekkoon na ci ñoom yàlla yi di leen màndargalee ci ne demoon nañ ci jaamu yàlla ba loolu daan feeñ seen kanam moo xam ci asar sujud bi nga xam daan nañ ko am wala boog leer bi nga xam daan nekk si ñoom te loolu bu yowmal qiyaama ci lay raw comme ni ko Nabi sallallahu alayhi wa sallam xam ne feneen kon laay yi ci tënk la muy wone rek mooy ne saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ñu gën ci xeet wi ñoom la yàlla subhanahu wa ta'ala tànn comme ni mu tànn Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di sàmm diine moo tax Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa xool ci xolu jaam ñi xool bi ci gën daay koy tànn jox ko risaalaam te mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu xool ci xolu jaam ñi ba tey ñi ci gën gannaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu gis ne mooy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal leen tànn ngir ñu daal di wattul message boobu nga xam ne ci la ñuy mën a jaar ba jege suñu borom subhanahu wa ta'ala moo tax gëm ni saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñu gën ci xeet wi daa nekk wareef ñoom ñooy meilleure génération comme ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadis xayru nnaasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ñu gën ci génération yëpp mooy sama génération sama maas moo ñu gën bal yemul foofu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba wax ne ba nga xam bu ñu demee ba xàjjali koo am gannaawam sallallahu alayhi wa sallam mu ne kuréel yi nga xam ne dañoo beddi l'islam yëpp dañuy dugg sawar ba bu des benn bañ ko laajee mooy ban dafa ne mooy bi nga xam ne dafa nekk ci man lu ma nekk ak ci sama ay saxaaba
ci la ñu nekk ma ana alayhi al yawm wa ashaabi ba nga xam ne it saxaaba yi dem nañ gisee bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tàggatoo ñu koy laaj ay ndénkaane daa wax ne leen alaykum bi sunnati wa sunnati al xulafa ar rashidin al mahdiyin maa ngi leen dénk sama sunna waaye maa ngi leen dénk tamit sunna ñi ma wuutu nekk ñoo xam ne dañoo jub te it te jubal ci tënk xulafa yooyu mooy ñeent ñu njëkk Abu Bakr Siddiq radiallahu an Omar Othman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ñooyu ñëpp la ñuy seede si ñoom mooy bëgg leen la ñuy seede si ñoom mooy njub la ñuy seede si ñoom mooy ngëneel bi nga xam ne suñu borom daan na koy seede si ñoom ridwanullahi taala alayhim sallallahu alayhi wa sallam li wane loolu dafa wax ci xadis mu ne al xilaafatu baadi 30 sana mu ne xilaafa gay am sama gannaaw bi tax ñu wax xilaafa mooy ñi ma wuutu ci jiite jullit ñi mooy 30 ans lay duré ba ñu xaymawee 30 ans yi dañuy gis ne que dafay yem ci ñeenti xilaafa yooyu am ay borom xam-xam yoom dañ ci dolli xilaafatu Hasan ibn Ali radiyallahu anhu mbokki doomu ndey yi saxaaba yu ànd ak ni bëri nañ gënal ci lislaam ñu màgg lañ lool am na ay manque yoo xam ne dañ leen koy askanalee loolu di wane ni ñoom nekk ñoo xam ne ay maasum lañ dañuy def ay bàkkaar comme ni ko ñeneen ñi di defee te loolu du wàññi dara ci seen mbaax bi nga xam ne am nañ ko ndax du ko wàññi dara mooy ñetti mbir bi si njëkk mooy ne amaana ñoom tuub nañ indi sallallahu alayhi wasallam nee na ci xadiis at tawbatu yajubbu ma qabla tuub day far la ko jiitu woon amaana même bu dee tuubuñu ñu bàyyi xel ne ñooñu am nañ jaar-jaar yu am solo ci lislaam ci ibi ay dëkk ci tasaare lislaam bal bépp ngëneel boo xam ne ñun dañ koy am tey ñoom dañ ciy am ndax yéen tamit ci benn xadiis képp koom da ngaa woote ci mbaax da ngay am yiw woote googu waaye nga am yiwit képp koo xam ne nekk na ci mbaax googu ba ilaa yawmil qiyaama ñetteel bi moom mooy ne saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam seen ay tuyaaba la ko yàlla di multiplier wee tolloowut ak kenn ci nit ñi te xam ngeen yàlla wax na ci alquran ne inna alxasanaat yudhibna sayiat wa dalika zikra li zakirin mu ne yu baax yi day far jëf yi nga xam ne mooy ay jëf yu bon mbokki doomu ndey yi ba lislaam ni sosu ba tey ci jamono yu njëkk ya ba jon yàlla gi ñu nekk tey ñi nga xam ne dañoo feetewoo ci sunna li bokk na ci la ñu di xàmmeewee mooy bëgg saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam ak bañ di wax lu bon ci ñoom ridwanullahi taala alayhim mooy nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xadis mu ne buñ tuddee sama ay saxaaba wax ci ñoom lu bon mu ne yéen bu leen ko wax da ngeen téy seen làmmiñ Urwa dafay nettali ne bés dañoo toog imaam Malik imaamu daaril hijra bés ci këram mu ne ñu tudd benn waay joo xam ne dañuy wax ne dafay saaga yéen ay saxaaba yéen sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku dafay dugg ci laaya bi borom bi di wax muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar kon mu jàppee kooku ne dafa bokk ci nga xam ne ñoo tàbbi ci kéeféer ndax saaga bi nga xam ne daf ko doon saaga ay saxaaba yéen sallallahu alayhi wa sallam bal imaam Ahmad kenn tamit ci borom xam-xam yi ñeent ngir yi day wax ne képp koo xam ne gis ngeen ko muy wax lu bon jëmale ko ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku na ngeen am njort bu ñaaw ci diineem ndax ku dégg alquran xam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du wax lu ñaaw jëmale ko ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag d'une manière générale benn nag laltaay la ci ay xutba yoo xam ne bu ñu yàlla mayee tawfiq danañ ci ñëw ndax am na benn pas-pas boo xam ne am na ci lislaam waa sunna xam ko waaye dañoo gis ne mooy commencé ràpp ndànk-ndànk mooy fiir bi nga xam ne dañ ko doon fiir ci ki nga xam ne day saaga saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la am ci lu wees xam ne jongo xeex la woon diggante ñaari dëkk am na ñu bari ñoo xam ne wax nañ ci biir jullit ñi gaay wuute ndax war nañ am sympathie ci ñoom wala waruñu am sympathie ci ñoom amaan na loolu du tax a nekk loo xam ne dañ ciy wax ndax am na ñu féete kaw ci at ak xam-xam yoo xam ne wax nañ ci waaye li am solo rek lu muy won tey mooy wane ni pas-pas bu baax dafa am solo ci dundu nit mooy fitna lu mu rëy fitna bi du la yóbbaale loolu bokk na ci yëpp solo yoo xam ne ko ci jànge naam ñaareel tey moom mooy wane ni ñu bari ci julli ñi dañoo réere woon pas-pasu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pas-pas bañ ca war a am ak tamit wane ni saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne da nga leen di saaga am na manquement sa diine goo xam ne dañ la ko war a askanale waaye kon yu mel ni jàll dina gën a farataal ci ñu xam ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg leen képp koo xam ne dafa noonu ak ñoom ñu am ñu jëflante ak moom ak tamit ñu xam yan mooy nekk circonscription yi tax ñu agir wala boog ñu bañ a agir
moo xam ci suñu ay bëgg-bëgg moo xam ci suñu ay émotion wala boog moo xam ci suñu ay actes yi nga xam dañuy posé li tax ñuy wax nii nag mooy ci at yële wees ci gannaaw amoon na ay fitna yu jóg lu mel Nigéria ak yeneen ñëpp xam nañ ko ci ay kuréel yu fa jugoon ne dañuy woote l'islam di def jihaad amoon nañu bëri ci ay ndaw yu jàpp ne l'islam lañ tuumaal jug dem foofu di xeex foofu lu mujjee mooy ñu bëri si ñoom dañoo ñibbisi gal ñu yóbbu leen kaso ndax fitna moo leen jàppoon xamuñu woon dëgg-dëgg lu wuñ doon loolu kon war nañoo gën a jàngaat pas-pas bu wér xam ko di ci doxal rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamkum allah. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.